bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa sallam wa man tabiahum bi ihsaan wa stanna bi sunnatihi ila yawm alqiyaama. dañuy wax ak suñu mbokku téléspectateurs yi ak suñu mbokku internautes yeeg ñiy suivre Evenprod parce que jamono ji coow li bari na ci suñu wet nit ñi ñu ngi wax lu ne tuuma nag buñ ko tegee sa kaw yaakaar naa baax na ci ngay tontu bokkuma ci ñi nga xam dañuy xalaat ne dañuy bàyyi nit ñi ñu wax lu leen neex parce que la nature a horreur du vide ñiy sos ak ñiy indi yoo xamante ne nii teguñu ko fenn wax ko ci net bi teg ko ci suñu ay der bari na donc tey dañ fi toog pour tontu liñ ci mën. wax leen lépp loo xamante ne lu ñu jàpp la ak ñun li ñu def lan mooy différence bi. série bu bees bi di Infidèles coow li bari na après seulement 3 diffusions. Pour beaucoup, la série dépasse toutes les limites de la décence. Déjà polémique bi nga xamante ni indi na ko loolu yow mi nga xamante ni yow yaay nday mbili gi. jiite Evenprod nan nga ko dundee. waaw polémique toujours ñun li ñuy def dafa ànd ak coow parce que da ngay def plus ou moins ay produits nit ñi di ko consommer li ngay produire nit ñi di ko consommer boo ko xësee def ba mu génn moomatuloo ko ku ne da ciy wax lu mu xalaat donc critiquer ñun tàmm nañ ko. parce que li ngay def nit ki mën na ci gis kii mën na ko neex neexul kay àddina moo tëdd noonu damay am habitude di wax ne ci doomu aadama yi même Dieu n'a pas l'unanimité parce que am na ñu mu bind ñu ko gëm am na ñu mu bind ñu koy bokkaale am na ñu ko bind ñu koy jaamu am na ñu mu bind ñoo xamante ne nee nañ sax moom amut donc wax sàkkantuma laa jaam ku mu bind nga war a nekk woo xamante ne loo wax wala loo def doomu aadama yi ànd ci amut mënta nekk ki gën ci ñun te ñu gëm ko muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nit dañ koo xeex dañ ko def lu nekk dañ ko def ba nëgë ni donc jàpp ne àddina mën ngaa def loo xamante ne ñëpp ciy ànd mënta ne. li ma gën a metti ci polémique bi lenn rek la mooy que ne polémique bi dafa tax ay doomu aadama joxoñ ñu ne ñun duñu ay jullit loolu daf ñu metti dëgg-dëgg daf ñu metti nit nag soo laalee pas-pasam da ngay laal li ëpp doole ci moom. Pour man du lu ndaw nit wax ak yow wax la loolu ba pare tegu ko fenn te li ci gën a metti mooy ñi ko wax ay nit la ñu ñuy askanal diine ay dégg naa ay ustaas ñu toog seen ay plateau wax ne ñun ñi jiite Evenprod di def loolu ay lobby ñoo ne suñ gannaaw dañuy daganal ngóor jigéen dañuy yóbbu nit ñi ci njaaloo dañuy yóbbu nit ñi ci lu ne ñu wax ko te loolu ñuy wax amu ci kenn ku yëkkati téléphone am woo ñu ne ñu lii ngeen di def wan leen ñu ko waxtaan leen ceeg ñoom échanger nga xam ñun li ñuy def dëgg-dëgg loolu la te pour man ki yàlla yónni woon ci ñun daf ñu jàngal sooy wax dara na la leer te leer lu weesuwul nga dem ci ko wax nga ne ko li nga wax nii foo ko teg wala li nga def nii lan lay jublu nga door a atte nga door a wax. alors ñu ñëwaat ci série bi. dafa am ay mots yu ñëw. muy pernicieux. pervers, goujaterie, dégueulasse, vulgaire, promotion de l'adultère, incitation à la fornication. maanaam xotti orma ak teggin xaw yi sutura fësal lu ñaaw. gis naa ci ma dolli la ñu ne Evenprod dafa teggi yoonam xamewuñu doon Evenprod ci lii mel ni ñun Evenprod li ñuy liggéey dafa am fu ñu tënku ñu ne lii rek la ñuy def. ñun jàngale la ñuy def loolu lañ jàpp mooy suñu waxi démb mooy suñu waxi tey li ñuy def nii jàngale projet bu ñu nar a xalaat te xalaatuñu ci mu soppi nit ñi ci dara koo mu ne am na bu ñuy xalaat projet loolu la Infidèles gii liñ koy sikk lépp origine ba lu baax ñu ci juboon lu baax ñu ci lu baax ñu ci ba kër muy jeex pour man doomu aadama Sénégal dafa toll foo xamante ne dañoo war a moytu pour man bàyyi nëppal parce que loolu rek mooy problème bi. même bu fekkente ne da ngay heurter la sensibilité des gens. heurter sensibilité bi pour man nit ki boo heurter wul sensibilité li muy wax du ko dégg man sama gis-gisu bopp la sama méthode la pour man nit ki boo heurter wul sensibilité am la ngay wax fii lay romb dégg fee keneen mën naa am beneen méthode mbaa léegi nañ ma nangul sama bos. thème bi ñuy aborder dafa doon thème bu garaaw bu ñu concerné ñun ñëpp man yow keneen. Infidèles nit ñi dañuy jàpp ne peut-être ñun dañoo yeewu rek ne infidèle rek jël ay nit rek teg leen bind mën naa génne séquence yëpp dañ koo bind. liiraat ko xool ko baat yi dañ koo jéem a wodd lu ñu man parce que amu ci fenn fu ñu tuddee wàllum sëy na muy demee directement nu baat bi tudd ci wolof kenn déggu ko ci film bi. ki ma ci doon waxtaanal en internet dama ne ko boo nekkee ne ka koy dégg
ku mag la ku ko war a dégg baat bi waru koo mën a choqué parce que laal ci wolof mooy lii mooy laal nit baat bi bu nekkee second degré comme li tubaab di wax second degré mooy que ne wodd nañ ko moo waroon a jaar ci yoon bi ma ne man day Chérif dama koo fël alors que dama koo dóor c'est une séquence intime bu ñaari nit ak jëkkëram mu am lu ko naqari parce que jëkkër ji dafa tële jëkkër ji am na karsa wax ko ne dafa tële wala jaaxle na xamul nu mu ko koy waxee mu ngi koy moytu xale bu jigéen bi dem ba sës beneen moroomu xale bu jigéenam dugal ci xel mi leneen mu ñëw ci jëkkër ji di ko ne ndax xanaa du ma jigéen lan moo tax ba ay jamono ngi nii séquñu dara waxtaan boobu noonu pour wane toujours état d'esprit personnage bi la ay nit lañ ñoo xamante ne jamono ja ñuy nax ñoon ñu ngi ci désespoir donc baat yi woddu nañ leen beneen bi mooy kenn ki daf ne ko su ma la ubbilee nga dóor parce que personnage la boo xamante ne bu histoire am continuer da ngay gis ne personnage la boo xamante ne relation ma góor leneen la ay góor yu ko exploité yu taxawaale ak moom yu nangam moo am ba pour moom jàpp na ne fu mu nekkee góor su àggeek yow foofu ngay jaar ak moom la ca topp ci séquence bi moo ëpp njëriñ te moom lañ taxoon ñu indi ñaari baat yu diis yooyu pour nit ñi dégg loolu kenn déglu ko yaa ngi dégg li ngay wax ay dóor ay bu ma ko ubbilee day dóor yow mbaa loolu nga jàppee pour yow góor ñi noonu la ku ñëw nga jox ko kaay nag ma wax la xolal gis nga bu dee góor ñi ku ñëw nga jox ko nii doo am kenn parce que ku ñëw day dóor après mu dem yoonam mais personnage yi nekk ci série bi bari nañ lool boo xoolee ñett wala ñeent ñoo ci am langage boobu communication ñun dañuy def communication tubaab bi dañ commencé di sensibiliser bi seen tali yi di rey lu bëri accident yi bëri ñuy dee ñu sensibiliser façon bu nekk de manière didactique yaru di wax ndànk di leen wax di leen ne moytu leen da ngeen di dee nit ñi faalewuñu leen moor yi di yokku seen dernière campagne xam lu ñuy def kenn day daw ni tëll dal ci oto xalangu choc bu violent un choc violent farax daf ñu tiim ko muy nàcc deret ñu wan la ko ñu ne la dee na daf doon daw 250 km/h nangam ak nangam def leen attention la vitesse tue mais loolu boo seetaanee image bi daf lay choqué man première fois ma gisee image bi daf ma choqué c'était très violent mais violence boobu parce que ils ont compris que nit ñi tant que yaa ngi leen di wax ne leen lii tant que teguñu ci seen bët wala dégguñu ko wala mu nangam du tax du ñu arrêté taxaw xool ko ñun ñii di nekk projet yi dégg naa benn waay ci émission wu oustaz Makhtar Sarr noonu la tudd benn consultant am ne scénariste yi dañ leen war a def ñun gën a nekk ay jullit subhanallah comme si ñi ngay waxal duñu ay jullit ñun ay jullit lañ xam nañ ci suñu diine li war pour ñu jaamu yàlla xam nañ lu ñu war a def yow mën naa ñaaw ci yow xamuloo ban expérience lañ am pour waxee ko nii donc chaque maandu te yow oustaz boobu mooy que ne lii boo ko gisee nga dem ci ña ko def nga laaj leen lu tax ñuy defee nii mosuñoo toog fii ñun ba gis kuy xeex cigarette ku ñëw nañu dañ bëggoon laay biranteeg yéen mosuñoo dox ba gis kuy xeex wàllu valeur ku ñëw ne yéen producteur dañ bëggoon wax ak yéen mosuñoo dox ba gis keneen wala keneen ku ñëw wax ñu donc ce qui veut dire que ñun dañuy bàyyi ñu defal suñu bopp te li ñuy def encore une fois dañ koy segg lu ñu mën ñu segg ko xool ko ñëw teg suñ ko tegee ñoom ñu toog fañ toog seetaan ci ñaari épisode wala ñett ñëw ne ñii de li ñu def moom dara baaxu ci te en plus bu doon ne da nga sikk produit bi ñu mën faa yam mais yow nit ki la ñuy jugé projet bi dafa commencé am ñetti épisode 35 épisodes la jëm minimum ñoom ñu tàmbale ñu wax ñu loolu xamuñu fan lañ jëm personnage yu ci bëri yi ñu cité yëpp su ma la waxoon trajectoire personnage yi ñoom ñëpp kersa la ñuy am il faut que ñuy bàyyi xel ñun problème boobu dañ koy am dañuy jàpp ne doomu aadama su jàngee diine wala nangam day doon nit koo xamante ne barrière la dara mënu koo dal doomu aadama la tentation ak lu ko mën a détourner fu ne la mën a jóge. Pour revenir ci Infidèles, l'accueil n'est pas seulement hostile, il y a d'autres ñu nga xamante ni ñoom dañ ko rafetlu bëgg ko ba pare itam di ko défendre gis nañu itam ci biir série bi gis nañ ci le mal-être, l'égoïsme, la revanche sur la vie, la naïveté et la repentance de certains personnages wax ñu ci série bi ak ci titre bi parce que le titre est quand même un peu accrocheur pour ne pas dire provocateur. Tendancieux. Oui. Parce que comme lu may wax toujours communication le choix des mots est important le choix des titres est important on l'a appelé Infidèles et ça va me permettre de répondre sur quelque chose que j'entends beaucoup au niveau des réseaux sociaux Ibou Gueye njabootam duñ ko seetaan Infidèles on est à l'épisode 15 terminé ba 14 sama taaw bu jigéen moo koy seetaan moom laa koy jëkk a jox bés bu jot épisode bu nekk jigéen la amagut jëkkër day jàng école étudiante la dama ko koy jox mu seetaan ak ni ko nit ñi di gisee nii laa koy jox mu seetaan su seetaanee ba pare ñu waxtaan ci man ak moom
mu ne ma nii d'accord naa papa lii d'accord ma lii nangam loolu la ma ne ko lii moo tax ma koy def après du ma topp avem ci lépp am na yu ma dindi ndax moom tur bii bi ñuy wax waxu infidèle la ma jëkkoon a bind ci tur amaana moo gënoon a compliqué gën a nangam munuma non bii dafa compliqué ñii ci waxtaan ba beneen jour ma ñëw ni ko je pense que ne puisque ça part d'infidélité je vais mettre infidèle au pluriel parce que infidélité la entre des personnes infidélité entre nit ak diineem infidélité entre nit ak boppam doomu aadama infidélité entre nit ak moroomu nitam mu seqal sëy ainsi de suite c'est tout ça que nous traitons dans infidèle. Mais seulement dans la série les infidèles sont les femmes. damay ñëwaat tuuti ci alxuraan yàlla ba mu naree sàmm société yi def na jigéen ñi sol leen lu baax loolu la yàlla wax commencé ko ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam sol leen lu baax muur leen seen i cër def leen ni gàttal leen seen i baat xam leen li ngeen di wax gàttal leen seen i tànk parce que yàlla xam na lan mooy importance su jigéen moom moo ko bind xam na lan moo tax mu teg ko pour man infidélité man li ma jàpp mooy bu ko jigéen ñi bawee góor ñi pare ci bu ko jigéen ñi bawee góor ñi pare ci parce que fu mu amee rek dafa am jigéen ju mu àndal wax ma ñu forcé ñu mu nangal fu mu amee rek jigéen a ko validé. série bi xam nga damay commencé bind c'est une fiction machin nangam mënoon naa bind c'est tiré de faits réels. te à chaque fois que ñu wane lu bon teg nañ fa lu ci gannaawam lu baax. chaque fois ñu wane lu bon teg nañ exemple bi dañuy wane contre exemple contre exemple ñun noonu la ñuy liggéey. exemple yi dafa quand même choquant loolu mooy problème bi. waaw est-ce que nekkul contre exemple yi. dañu gën a fort que les exemples. mën naa ne mais li nit ñi war a jàpp rek mooy ñun contre exemple en aucune manière defuñu ko pour nit ñi copier ko. dañ ko def pour nit ñi gis bonaayu loolu pour que après loolu. la say topp muy exemple bi wan la nit ki nan la nit ki war a mel normalement nit ki gis ko mu xam ne lii la war a def. alors Ibou est-ce que nekkul lii yëpp da nga ko def ngir heurter la sensibilité comme ni nga ko waxee des gens pour attirer leur attention et faire du buzz et in fine gagner plus d'argent à travers les vues YouTube par exemple. ku ne kenn liggéeyul ci Mali foro ñun li ñuy defuñu ko pour maye ko. ay nit a fii liggéey chaque fin du mois da ngay yëkkati jox leen courant bi ñuy utiliser machine yi ñuy tourner ñuy bind ñuy nangam ku fi nekk am na lu ñu lay coppati di la jox weer donc buñ dul woon am dara luy dugg duñ ko mën. pour répondre foofu dafa may permettre ma dugg ci ñiy wax ne ay lobeen suñu gannaaw duñu tuur xaalis parce que ñun ay nit lañ ñoo xamante ne xaalis dong moo ñu yitteel ñun yàlla dogal na dafa am luñ gëm mu neex nit ñi gëm ko mu nekk ko gëm. suñu wërsëg yàlla bind na ko avant ñuy judd loolu lañ gëm parce que diine ji ñu bokk encore une fois ki yàlla yónni woon ci ñun daf ñu jàngal loolu yonent bi daf ne woon Ibnu Abbas sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon Ibnu Abbas ma jàngal la yii mbir mu ne ko lan mu ne ko borom xam-xam yi su ma juumee bu dul Ibnu Abbas ngeen xam ne exemple laay joxe rek parce que tam ñu ne waa ci xamut day wax damay jox le bu fekkee ne du Ibnu Abbas la ko wax na ko benn sahaaba yaakaar naa ci liñ ma jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga xam yii mbir su àddina bi dajale woon di la jox te neexul yàlla doo ci jot su àddina bi dajale woon di la xañ te yàlla nanguwul mënuñu ko yëkkati nañ xalima ji daa ji wow na mooy yàlla dogal na la muy dogal man loolu laa gëm ab jullit bu nekkee ci biir wéejuram yàlla dogal na la muy dogal ci moom loolu laa gëm loolu mooy sama pas-pas bi gën a wér donc amul kenn kuy taxaw sama kanam ku yaakaar ne amal nga ma njëriñ benn ba tax ma jaamu la amut yàlla sànku doomu aadama bu mel noonu donc loolu lu am solo la ñoo ñuy wax waxu lébu ñàkk xam boobu la ñuy wax parce que diine ji ñu bokk boromam moo ko ñoŋal boppam ñooy aar suñu diine ji ils veulent éteindre la lumière de ton Seigneur de par leur bouche Dieu parachèvera sa lumière au détriment des mécréants diine ji yàllaa ko aaral boppam kenn mënu ci lenn loolu laa gëm moo tax ku ma dégg nga daan man ay complot ci islam nangam ay ree nga may def koo munti doon loolu nekk borom xam-xam su ma la déggee complot ci islam rek da nga may def ay ree parce que sama xam-xam foofu la toll sama gëm-gëm foofu la toll loolu laa xam loolu laa gëm donc mënumaa dellu gannaaw damay def loo xamante ne day yàq ay jullit wala loo xamante ne day yàq ay jullit wala day yàq société pour globaliser pour revenir sur la conception de la série et de points yooyu tax nit ñi wax ne dañuy xeex dañuy dugal LGBT wala dañuy xeex islam wala nangam wala dañuy xeex ay diine wala ay tarixa wala dara. Les deux piliers de base de la série sont construits autour de personnes qui ont la foi en l'occurrence Diarra ak Ousmane bi ñuy wax Rijal Evelyne ak Antoine pour wax li jëm ci wàllu christianisme
lële ji jëm ci wàllu islam jaara ak Ousmane du wax ji tax moo am ñii seetaan vidéo ñu ngi ba épisode 11 je crois vidéo personnage la yu amul gàkk defaluñ leen benn gàkk muy jaara muy rijaal defaluñ leen benn gàkk mooy que ne amul dara lu leen di ñaawal ñoom ñooy modèle yi ci série bi parce que man li ma gëm mooy le modèle religieux reste le seul modèle viable pour yar nit sama conviction bopp la parce que man ci conviction boobu laay jaar loolu laa gëm koo mënti doon diine boo mënti bokk pour man diine rek àddina bi fu mu toll diine rek moo mën a tax sa doom nga yóbbu ko Norvège mu jàngi mu yeewu suba julli juróomam woor jot mu woor yow baayam nekkoo fa yaayam nekku fa bàjjanam nekku fa ndijaayam nekku fa te aada jeneen lay dund aada jeneen lay dund boo demee ci damay joxe benn exemple dama ko xool keroog dama ko gis keroog ci internet bi temps wu pandémie bi jotee benn soxna bu nekk Italie elle est de confession chrétienne ñu wane ko muy def benn vidéo nekk di jooy kii ne ko mu ne day def témoignage parce que dafa toog këram ak doomam ñu fëgg buntam mu ubbi mu gis waa Hizbut Tarqiyyah ñu taxaw ñu ñëw indil ko dund moom ak doomam mu ne leen pourquoi ngeen boole ma ci ñu ne ko lu tax duñ la ci boole xanaa doo sénégalaise mu ne non mais man du ma jullit ñu ne ko ñun seetañu ko pour def ko jullit wala nanga parce que islam ak diine modèle boobu lay yar diine mooy yar modèle boo xamante ne day am respect day maandu day xam lu muy wax buy def doomu aadama lay defal parce que yàlla doomu aadama lay fay parce que yàlla ay jaamam yi mu moom muy ñu baax ñi muy ñu bon ñi koo ci defal mu fay la ku leen yëjj mu xaar la ku dal ci seen kaw dana la ko laaj am leen njort bu rafet ci jaamu yàlla yi lu tax ñu ñuy àtte ñoom ñooy suñu borom duñ suñu borom ñoom du ñoom ñoo ñuy àtte yàlla moo ñuy àtte amal njort bu rafet sa moroom mu jullit kii ab jullit la amal njort bu rafet ci moroom ci moom bu defee lu safar sax ne amaana dafa xamul de xaaral ñu laay ko biir waaye bul ko fatwaa daf dee na safara la jëm yaa moom jaam yi yow yaay àtte dugal jaam yi safara yaay kan bay dugal jaam yi safara du yow yaa leen di dugal safara parce que pour man nit ñi dañu war a xam loolu te loolu tooñ la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki gën a perte mooy ka nga xamante ne yowmal xiyaam day ñëw nekk ku jaamu yàlla di julli di woor def jëfam yu baax yépp waaye génnul ci deru nit ñi daf leen doon lor ci làmmiñam daf leen doon sosal daf leen doon wax ëllëg yowmal xiyaam mu taxaw yàlla dindi ay tuyaabaam faye ko ñooñu jël bàkkaari ñooñu def jox ko dugal ko safara te loolu lu koy indi mooy wax loo xamut projet bii c'est un engagement personnel Mœurs c'était un engagement personnel saison 2 bii ñëw ça va être un engagement personnel léegi nag thématique yi bokkul am na thème yoo xam mu gën a sensible yeneen soo ci dee wax forcément doomu aadama yi danañ dal sa kaw danañ kaas danañ sikk danañ nangam wàllu vue la ñuy wax wàllu vue lañ ci jublu Idole yaa ngi koy wax sa projet personnel la nit ñi bëgg nañ ko mais wax dëgg yàlla vue yi bariwul woon bii nag bisimilah rek yëf yi yéeg est-ce que du nit ñi ñoo ko war a laaj seen bopp kon man du man maay wax nit ñi vue leen de est-ce que nit ñi ñoo war a xool ñoom peut-être que ñoom ñoo xam li leen intéressé ak li leen intéressé wul est-ce que duñu leen delloo question bi je pense que ne des fois ñun dañuy jox pouvoir bu ñu amut parce que man sama vidéo bu ma ko xësee dugal YouTube pare naa ci amatuma ci benn dogal doo wër ci nit ñi nan leen di xool foo leen di jaare ku nekk yaa yor sa téléphone sa loxo yaay xool la la intéressé nga bës suñu plateforme boobu encore une fois am na ci benn émission bu tudd conversation ça parle que de religion am na ci ay documentaire benn bi ci wàllu taalibe yi la conversation képp ku bëgg xam suñu point de vue ci taalibe avec Imam Kanté ku bëgg xam suñu point de vue ci wàllum taalibe boo demee ci suñu documentaire boobu ñu def di nga gis lan mooy suñu point de vue dañu dem ba Touba wax ak ay sëriñi daara laaj leen waxtaan ak Alioune Sall waxtaan ak ñeneen laaj leen seen ay xalaat indi ko bu ñu paree def suñu point de vue analysé. La réinsertion post-carcérale. On a fait la réinsertion post-carcérale xale yi jóge prison nekk ay xale defoon ay erreur dugg kaso génn lan la leen société bi préparé. def nañ fi le dialogue islamo-chrétien. def nañ fi l'intérêt des femmes. Le Sénégal un pays qui marche par les femmes. ñu jëlee façon jigéen bu nekk ñu jël la teg ban impact nga am ñun suñu yaay ñoo ñu yar xam nañ lan la jigéen am njëriñ. donc film bi en aucune manière defuñu ko pour encore une fois dugal nit ñi wala yombalal nit ñi njaaloo comme ni ñu koy wax ak au contraire njaaloo moo yomb ci dëkk bi. léegi nag ñun ñu gis ne thème la bu war a intéresser nit ñi pour ñu dugal
loxo bi ci biir góom bi. te loolu mooy choqué nga baal ma Ibou loolu mooy choqué nit ñi parce que bu fekkente ni série bi c'est un miroir grossissant de ce qui se passe dans la vraie vie est-ce que jaroon na nga koy yóbbu di ko teg ci télé bi parce que ñuy fàtte ni itam mi ngi jàll ci benn télé nekk itam sa partenaire. waaw télé bi muy jàll Sen TV 22h la fay jàll minimum des fois sax 22h30 film buy daw 22h YouTube moom mbedd la lépp fa ne. est-ce que coow li mën na tax nga dem ba dévier ci fi nga bëgg a jaar ci histoire bi. histoire bi à la base góob mën danaa ci dévier léegi nag baat yi comme que nit ñi nee nañ wodd bi des na. dañ koo jéem a gën a wodd wutaat ñetti sër wala ñeenti sër teg ci. bu ñu defee dara au lieu que nit ñi wooñu comme ni ma la wax laay ñu biir ñun bañuñu ko ñu corriger bañuñu ko nit ñi ñëw parce que ay doomu aadama kese lañ nga ñëw def dara nit woo la moo la ëpp xam-xam ci wàllu woowu ne la saa waay xoolal lii ak lii man am na benn psychologue boo xamante ne woo na ma ne ma j'aimerais bien travailler avec toi sur certaines choses te ñu ngi ci projet yooyu. parce que am na yoo xamante ne gis naa ne anglais yi mën nañ koo gën a xoolaat wala nangam loolu lañ soxla ñu. xale yi dañuy toog lenn xaw États-Unis tey ci suba ñu jot ci léegi. musique génn États-Unis léegi ñu déglu ko léegi. dara jóge États-Unis ñu consommé ko léegi film génn tey ñu seetaan ko boo demee ci réseaux sociaux yi la ñuy waxtaanee Casa de Papel Game of Thrones Spartacus ak yeneen film yoo xamante ne li ma bëgg jël ci film yooyu mooy film yooyu yu ci bëri boo koy commencé Netflix dañ la nudité mooy da nga ciy gis nit ñu xamante ne solo ñu yére war na leen sexe te ñooñu yamuñu ci rek wax ko dañ koy jëf. Netflix xale boo fi gis muy taxawaalu am na Netflix parce que xaritam a koy am may ko kii am ko kii partagé ko nanga ñoom ñëpp moom la ñuy seetaan moom la ñuy débattre ci réseaux sociaux yi léegi lan lañ lay wax waaye ñooñu du film yi jógee ci ñun. waaw mais mooy li ma doon wax sànq y a un détachement naturel parce que c'est un autre peuple qui joue c'est une autre société. lu bon amul identité amul nationalité. lu bon la ak fu mu mënti jógee. à un moment il faut que ñu xam fan la ñuy jëm parce que lii industrie la ay nit di ci liggéey encore une fois. acteurs yi dañ leen wax lu ne émission boobu encore bu Serigne Oustaz Mactar Sarr damay wax ak moom Oustaz Mactar Sarr boobu noonu parce que dafa ma indexé daf ne man maa ne def naa idole awma ay vues moo tax ma def infidèle wax musuma wax loolu man la ma wax mooy que ne nee naa idole defar nañ ko boobu damay wax engagement bi tax idole ma nekk ba léegi idole ay bor lañ ci jëlee coono bu dul jeex parce que idole gën a jafe fuuf ma ne leen defar idole moo gën a jafe fuuf que defal mërs jamono jooju mërs a nekkoon ma ne leen te mërs gii yàggul mu ngi am ay millions de vues suñu bëggoon lu yomb dañuy yem ci mërs wala ñu defar production yu mel noonu toog bii yombut infidèle gii moo gën a metti mërs fop parce que c'est très très sensible te écriture boobu daf ñu permettre daf ñu dugal ci responsabilité histoire yooyu ñuy tirer daf ñu dugal ci responsabilité te ñun pour ñun suñu responsabilité boobu suñu conscience morale bii suñu digganteeg suñu borom daf ñu yitteel contrairement ak li nit ñi jàpp ñun lii daf ñu yitteel ku yaakaar ne rek ñun ay naxa sa xandak lañ yoo xamante ne dañuy for rek ak alal ji ñuy wut wala lu ñu dajale am moo tax ak la bëgg yaa ngi wax loo xam yaa xayti gars yi dañu delloo si xel yi ñu xam lan lañu yor lan mooy islam lan loolu lañ yor lan lañ dem ñoom ñu xam lan mooy seen rôle nañu ubbeeku dem ci nit ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñii comme ñun ci domaine bi ñu ne jàpp nañ ne ñun dañuy influencer xale yi ñu waxtaan pour que suñu ay wax am lu ci dolleeku suñu liggéey am lu ci côté bu ci dolleeku fi mu toll nii man une série religieuse je suis pour ku ma mën a aider ñu bind ko na ñëw ñu def une série religieuse mu ne ma orientation bii pour une série religieuse lii baax na mënoon nañ ko def ku bëgg na ñëw j'ouvre mes portes na ñëw 35 épisodes moom la ñu nar a def par saison lan moo ci nar a xaar internautes yi ay nit ñu topp seen bakken mu lor leen loolu moo ci ne bu ñu ko doon résumé donc mënu ma dugg ci personnage mais loolu moo ci ne ñun dañuy liggéey mais liggéey bi jiituwul suñuy gëm-gëm et que conditionné wul suñuy gëm-gëm gars yi dugg nañ ci waxu xeesal bi série bi ñu fi nekk ñëpp dafa xeesal le taux de xeesal dans ce pays on peut en parler au moins loolu mooy Sénégal pourquoi léegi ñu bëgg def discrimination génne ñooñu ne leen duutu ñu leen wane ci fenn parce que boo leen wane da nga def promotion boobu ñu ñuul yi nga war a génn ñooñu ci lañ ne ci réew mi lañ bokk ànduma ak ñoom du tax du ma leen génn je suis qui pour les sorties des productions su ma leen gisee rôle laay seet j'ai un personnage je cherche un comédien un acteur qui peut porter le rôle kii mën na li ma soxla dama koy jël mu defal ma li ma soxla loolu laay seet noonu laay castingué c'est des personnes courageuses ñuy porter rôle yooyu parce que yombut mën nga dégg lu ne parce que Sénégal da ngay jouer dara ñu jàpp ne noonu nga mel waaye tamit loolu warut a tax ñu bakko
Je donne l'exemple de Bouba. Bouba a fait a joué dans une autre production boo xamante ne nii dañ ko dëkk Sénégal gépp dañu yambar la woon. Pod et Marichou. mooy waaw Pod et Marichou mooy Edu. doon nit ku cool un homme gentil tout ñëw fi nekk bad boy. C'est la qualité de jeu qui devrait interpeller. Comment ce gars-là peut quitter fii ñëw fii ba pare ñaar yëpp bu ci ne nga ne moom la. soo ko gisee fii nga ne kii ku baax la soo ko gisee fii nga ne ak a bon loolu la. performance de Kader par exemple. de Kader qui était connu. Kader Pichini ko ñi comédie lañ ko xamee nangam ak nangam xamuñu nangam. il a moi dafa koy ju ñi ñuy liggéeyal fii gars yi xam nañ ko da nga koy jox benn affaire l'intelligence de ce monsieur là je suis à terre. muy jouer rôle bu metti parce que il joue un gars xam nga. naïf nit ku téye. naïf téye toog. lu jabar ji wax mu daw loolu lépp encore c'est des personnages positifs yu ñu war a wane mais nit ñi côté positif yi am ci épisode yëpp épisode bi day ñëw am 30% lu négatif 70% lu positif ñu génn ci 30% yi 5% yi ci gën a bon ñu teg ko ci kanam ne lii de la ñuy wane loolu na la ñuy def séquence su jaara boobu pour revenir à jaara kaye boobu kaye bi comme ni ma ko expliqué benn réalisatrice boo doon waxal démb suñu mag koddu dama ne ko dañu nekk séquence bi di ko tourner bi ñuy def lijjanti ay nit rek lañ dañuy juum ñu ngi focus ci lenn parce que defuñu ko woon Dakar ñu ngi ko def Diamniadio ba ñuy lijjanti ba lépp pare ba ma toogee sama moniteur bi xool laa gis ne xale bu jigéen bi yorul lu mu jàngee ma ne leen kii dafa war a yor lu mu jàngee fa ñu ne amul ay boutique yoo ko mën a jënd amul nangam kenn ku nekk ci équipe bi moo yoroon kaye boobu di ci def ay notes. boo duggee ci boutique yi ci suuf kaye yaa ngi fa ne xas Sénégal boutique boo tourné mu fa ne xas bu fekkoon ne nit ñi dañu ne kaye boobu kaye góor jigéen la dañu war a xool kan moo ko dugal Sénégal kan moo ko jox autorisation mu dugal ko Sénégal ba di ko jaay ak xale yi loolu la ñu war a lijjanti. séquence boobu ñu ne jaara dañ koy dindiloo muuraayam alors que jaaro ay moroomam dañ ko xas ci li mu doon mu défendre benn génn ñooñu dal xam ne mënuñu ko am foofu ñu bëgg ko merloo dugal ko ci wàllu magam yow ak sa mag nangam ak nangam. mu jaral ko mu jël ay bagaasam dem génn ci biti di jooy parce que lañ ko wax naqari na ko nit ku am valeur la ñuy wax dara mu naqari ko xam nga mu naqari ko mu dem ci magam lan la ko magam wax rijaal yow léegi da nga may nëbb taximaan bi nee na ma ci yoon bi yëpp da nga doon jooy lan la kan nga jotee. mu ne ko du dara parce que dafa am kersa mu ne ko wax ma rek lan la mu ne ko sama xarit la rek des fois dañ may tooñ mu ne ko ay nit suñuy ànd te bokkuñu principe faaw ñuy laale loolu mooy texte bi textuellement ne ko nag waaye dama am lu ma dégg comme ni ñu mag ñi daan yare léeboon dafa am lu ma dégg tey ci rajo bi dañu ne Mouhamed Ali dafa mus a wax doomam mu ne ko si commencé te que sa waaraate yi rijaal man damaa sonn xiif bàyyil ma dem mu ne ko waa déglu ma rek mu ne ko xam naa li ngay wax pour wan la ne xale bi tamit lu ko intéressé lu baax la ci internet ne il faut nit ñi di jàng rythme séquence bi rythme réponse bi xale bi moo jëlaat ne ko xam naa li may wax mu ne ko wax ma mu ne ko lépp loo gis lu am valeur ci àdduna yàlla da koo làkk fu sori jama yàlla da ko muur ak ay xeer làkk ko ci biir suuf or tamit noonu te pour nga jot ci faaw mu jaral la lu bari mu ne yooyu yëpp nag jigéen moo leen ëpp valeur gën leen a am njëriñ moo tax fu mu toll dafa war di làkk boppam te di sàmm cëram ba keroog muy tasanteel ku ko jaar. loolu muy séquence bi te pourtant loolu kenn téyewu ko ñetti nit su ko partagé loolu bit bi yëpp pour foofu la loolu lañ bindi xalaatuñoo jël ku nekk ci série tudd ko tur boobu di ko def loolu safaanu xalaatuñ ko dañ ko jël pour mu ne modèle pour doomu aadama yi fàttali leen réew mi ñi fi newoon fàttaliku leen fa ñu sosaat seen cosaanoo nan la mel loolu lañu indi Evelyne mi nga xamante ne catholique la histoire moroomam boobu ba nga ko dégloo lan lañ la wax kii def ne dama demoon bay nekk làbbe waaye dama jaakaar ne atta duma ko mu baax magam làbbe la mu ne ko ñoom ñaar ñu ngi nekk depuis fukki at kii na mu meloon la mel kenn musuta xam ak moroomam séquence su Antoine bañ ko defal dafa mer bi ko xale bu jigéen bi ne
tey sa kër laa bëggoon a fanaan beneen néeg lu tax nga may wax loolu. lenn laa lay xamal tu ne passes pas la nuit chez moi. Imaginez benn instant bu nit ñi xamee sama kër nga fanaan qu'est-ce qu'on va penser de toi ban genre jigéen lañ lay teg après est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci loolu. ay nit ñu am valeur ñooy mer ci yooyu te loolu mooy série bi encore une fois te loolu noonu nit ñi bëgg a gis lu baax loolu la ñuy gis keneen koo xamante ne complot ngay gis ak manigance ak yàq société ak fornication ak nangam loolu ngay gis. wante nag léegi bu ku nekk respecté la sa morom di gis je pense que ne voilà ku nekk la nga ci bëgg a jàng da nga ko ci jàng voilà ñu ngi gërëm ñëpp di leen baalu àq ci lu jubadi des fois nga waxe ak xol parce que bu ñu laalee sa yenn mbir yi des fois faaw nga waxe noonu tuuma dañ koy dindi. di gërëm acteurs yi di leen dolli courage parce que met yombul li ñuy def donc di sant ñëpp di jéggalu di voilà wasalaam.